benn waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru dégg njolloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaane lu aju rek ci marche bi nga xamante ne waa société civile fas nañ ko amal tey fii ci Ndakaaru mu bokk rek ci li nga xamante ne dafa aju ci wàllu parrainage fii ci Sénégal loole nag préfet bu Ndakaaru dina ci ñëwaat ni mu gën a yaatu ci biir xibaar yi le dinañ wax tamit lu aju ci mbiru Miss Sénégal ak loo xamante ne lu yees la lu ci bàyyeekoo Aminata Badiane bi nga xamante ne moom lañ doon tudd rek moom ngi nga xam ne moo doon organiser compétition boobu nee na jamono ji soo moyul dina dem fu mbaxar ne doone benn ndaxte dafa gis ne rek deram dañ ko ci yàq bu baax a baax dinañ dem tamit ba ca diwaanu Touba wax rek ci section Sud-Sas ak médecin chef district yi fa nekk ñoom nag jamono ji daanaka seen diggante neexatul benn yoon ñooñee di ñaawlu rek kenn ci ñoom koo xamante ne dañ ko affecté ba tax rek jamono ji nee nañ boo moyul dina gën a am loo xamante ne dafa ñagas seen diggante dinañ wax tamit ci lu aju ci forum de l'eau bi nga xamante ne ñoom la ñuy amal jamono ji dinañ ci teewlu Abdoulaye Sène bi nga xamante ne moom la ñu jébbal lépp lu aju ci wàllu organisation bi mu jiite ko dina ñëwaat ci li nga xamante ne noonu leen la ko gisee ak la ca bàyyeekoo ci ngeneel ci askan wi ci njeexitalu xibaar yi dinañ dalal Cheikh Tidiane Diaw mu wax ci wàllu tàggat yaram buñ ci noppee tamit dinañ dem rek teewlu li nga xamante ne moo gën a fës ci li ci yenn kaay yi mbokk yi boo leen taaxeeloo tuuti ñu gën ko yaatal. mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu doore ko rek ak marche bi nga xamante ne tey société civile fas na ko yéene amal foofee ca place Obélisque utali fi nga xamante ne mooy RTS loole nag préfet bu Ndakaaru ñëwaat na ci ni mu gën a yaatoo ci fàttali rek société civile li muy ñaawlu wala sax li mu bëgg attirer attention askan wi mooy li aju ci wàllu parrainage mu gis ne bokk na ci lii mën a nasaxal lépp lu aju ci wàllu démocratie ci loolee dañ ci teewlu préfet bu Ndakaaru Mor Talatine lay wuyu. ñoom déposé nañ déclaration wax ni bëgg nañoo marche jóge place de la nation ba ministère intérieur. alors bi ñu càmbaree seen déclaration boobu alors xayma ko par rapport ak li ñu faral di gis ci dem beeg dikk bi ci Dakar ñu ni dina jafe pour que ñi nga xamante ni bëgg nañu liggéey nañ ngoon gi ba wàcc war a ñibbi seen kër bu ñu leen bëggee bàyyi ñoom ñu marche ba ministère intérieur dina indi ay jafe-jafe ci dem bi ak dikk bi moo tax ñu ni leen nangul nañ leen ngeen dox seen doxu ñaxtu mais ngeen yemale ko place de la nation ñëw ba rond-point RTS et yaakaar naa ay la yéwén nag nañu waxante dëgg ku bëgg a manifester wax li la naqari nga jógee place de la nation ba rond-point RTS yaakaar naa ni distance bu raisonnable la pour nga mën a exprimer sa ñaxtu gis nañ que ni dem bi ak dikk bi surtout ci heure pointe yi parce que may fàttali ni manifestation bi ñoom ñu ngi ko bëgg a doxal 3 heures ci ngoon ba 19 heures te gis nañ ni heure boobu ci la jafe-jafe dem ak dikk yi di gën a tar parce que embouteillage yi foo jaar mu ngi bëri donc moo tax ñuy leen yéen may nañ leen ngeen marche ba egg ci rond-point RTS mais aussi ñeneen ñi nga xamante ni liggéey nañ suba ba ngoon sonn war a dellu seen kër en toute tranquillité ñu may leen ñoom tamit droit wu dem ak dikk ci niñ ko bëggee loolu dégg nañ ko yaakaar naa ni duñ ci egg waaye ak lu mu ci mën ci doon ñun dinañ jël suñuy matuwaay yi nga xamante ni moom la ñu war a jël pour encadrer marche bi jëlee ko place de la nation yóbbu ko ba rond-point RTS. tel si wax lu waju ci mbiru Miss Sénégal ak coow li fi judd woon ci fàttali rek coow li nga xamante ne ñu ngi ko doon nemmeeku ci weer yee ñu génne ki nga xamante nag moo jiite comité d'organisation bi di Amina Badiane moom nag ñu ngi ko doon déglu tey foofee ca police moom nag jamono ji nee na dàqul sax ba yóbbu fa mbaxana doone benn ki nga xamante ne mooy way jur bu jigéen bu Miss Sénégal bu woon di Fatima Dione ñoom nag dañu gis ne rek liñ ci jot a jàpp ak li nga xam ne moo ci bàyyeekoo ci ay kàddu bokkul ci li nga xamante ne rek mën na rafetal deram ba tax na nee na dina ko yóbbu ca yoon bu ko defee rek ñu def ci li ci war.
ñu dem rek fi nga xamante ne mooy diwaanu Ziguinchor foofee nag procès Boffa Bayotte ñu ne ñetteelu fan bi tey wala sax l'armée bi laata ñuy dem fi nga xamante ne rek mooy Boffa Bayotte armée bi moom ñu ne jamono ji ñuy wax ak yéen jot nañu sumb opération de li nga xamante ne setal wala sax lépp lu aju ci wàllu kaaraange ñu amal ko bu baax a baax ci diwaanu fi nga xamante ne mooy Casamance jàpp frontière bu Gambie ak li ko wër ci loole nag jot nañ ci yàq ab makkaan yoo xamante ne dañu jàpp ne rek waa MFDC ñoo ko doon jëfandikoo jàpp tamit lu aju ci ay wàllu ngànnaay yoo xamante ne way fippu yi doon nañ ko jëfandikoo ngir mën a amal li nga xamante ne moom la ñu nas comme pexe. ñu desandi ca diwaanu Casamance wax rek ci ñetteelu fan bi nga xamante ne moo aju ci procès Boffa Bayotte loolu nag soxal rek lu toll ci fukki exploitant ak ñeent yoo xam ne dañ leen tegoon loxo gannaaw buñ leen tuumaalee ne seen loxo génnul ci ñi fa faatu woon loolu rek ngeen am lu ci gën a leer dañuy dem fekki suñu ndaw yu fa toogal Boubacar Diassi ak Lamine Mandia ci tënk. waaw mu mel ni dinañ ci ñëwaat ni mu gën a yaatoo dañu dem Touba nag foofee nag section SUTSAS ak médecin chef district ba moom daanaka seen diggante neexatul benn yoon li ko waral nag syndicalistes yi dañu ñaawlu rek kenn ci ñoom koo xam ne dañ ko affecté ñu gis ne niñ ko defee dëppwul ak di yoon digle ba tax nag jamono ji daanaka boo moyul faw seen diggante gën a ñax na sax Pape Balla Gueye ak Talla Samb ñoo ñu toogal ca diwaan ba. affectation infirmier chef de poste bu Sourabi di El Hadj Tidiane Thiane nekk itam secrétaire général bu SUTSAS section Touba mu ngi wéy di indi jafe-jafe ci district bu Touba bile moom secrétaire général administratif bu SUTSAS bu Touba di Mouhamadou Moustapha Niass di xamle ne dafa nekk affectation goo xamante ne teguñu ko ci yoon te lépp dañu ko def ngir daal di mën a nasaxal seen mouvement syndical bile. ñoom ils veulent tout simplement casser le mouvement syndical parce que comme ni ma leen ko waxee sànq SUTSAS musta am Touba da nga daan ñëw toog rek. nga toog nga xëy rek neexoo kenn wala neexoo sa benn njiit rek mu xëy buub la génne la dëkk bi ne la man fii ku mënul woy samay waaw da ngay génn dëkk bi mais à un certain moment faut que ça s'arrête parce que aussi ay fonctionnaires nag luñ nekk Touba note administrative moo ñu fi indi neewuñ duñ affecté kenn tous les fonctionnaires sont affectables mais il y a une certaine forme à respecter. donte am na ci ay jéego yoo xamante ne kilifa diine doon nañ ko amal ngir daal di fexe kii di médecin chef bi daal di jóge ci tànk yi nga xam ne ci la nekk ñi nga xam ne ñoo bokk ci SUTSAS jamono ji li ñu bëgg mooy ñu daal di taxawal ab commission d'affectation comme ni ñu ko defee ci yeneen gox-goxaan yi. te ñu def ay commission d'affectation comme nu mu amee ci district yëpp quand il y a un poste vacant maanaam su amee poste boo xam ne kenn nekku fa ñu def ko poste à pourvoir nit ñi indi seeni dossier ñu teg dépouillé par ordre de mérite ak ordre d'ancienneté. SUTSAS bu Touba ànd ak Diourbel Mbacké ak ñi nga xamante ne ñooy waa Bambey terewul nag doyen El Hadj Tamsir Diagne nekk secrétaire général union régionale SUTSAS bu Diourbel muy xamle ne dana ci jéemaat ay jéego ngir fexe jàmm daal di am ci secteur santé bi ci diwaan bi lee. loolu moom ñëpp xam nga nëbbu ma ko kenn làqu ma ko kenn parce que fi ma bokk moom du ma nangu ñu di leen faagaagal dinaa la dimbali nag wax ak yow bu nu juboo ci loolu fan laay am du. SUTSAS bu Touba ànd ak waa Mbacké ak ñëpp yi nga xamante ne ñu ngi ci département bi la jamono ji nag taxaw nañ tamit ngir daal di wéyal xeex bi ngir fexe lépp lu ñu jàppee ne injustice la mu daal di saafarawu. waaw Pape Balla Gueye ñu lay jaajëfal dem ba ca diwaanu Diamniadio foofee nag wax ci juróom-ñeenteelu forum de l'eau bi ñu amal jamono ji ñu ne nag daanaka juróomi junni doomu aadama teewoon nañ fa rek ki xamle xibaar bi di Serigne Mbaye Thiam di ministre loole nag may na leen ñu ñëwaat ci solo si ak taxawaay yi nga xamante ne moom ak ki naataangoom yu féete fii ci Afrique sowu jant jël nañ ko ngir fexe bi askan wi am ci ndox mu sell dañuy teewlu seeni kàddu ci micro Habib Faye andoon ceek Thierno Laurent Mendy. ñu am biñ ne suba la ñuy def forum bi lu mat 5500 personnes ñoo bindu woon stand yi ñu def fii lu mat juróomi junniy mètre carré lañ ci bëggoon a joxe waaye bi ñu toogee ay fan gis nañ ne yokku na mu nekk juróomi junni ak ñetti téeméer ak lu topp ci ay mètre carré donc ndam la pour Sénégal waaye sas la aussi pour Sénégal
sas la aussi pour que li nga xam ne ñi ngi koy liggéey ci ndox mi ñu continuer ci parce que su fekkoon ne jàpp nañu Sénégal ñetti at ci ginnaaw jëluñu ne Sénégal na def forum bi liñ ci jublu woon mooy taxawaay bi nga xam ne président Macky Sall amoon na ko ci mbirum défendre affaire u ndox xam nañ ne conseil de sécurité ONU moo fa njëkk a indi waxtaan ci mbirum ndox ak jéego yu aussi nga xam ne de l'eau nous a permis. forum bi dafa tax ñun ñu am ab jàngat ndax tamit ndox moom mooy tax doomu aadama mën a dund waaye tey ndox mi fu nekk lañ ko attaqué ndox mi ñun ci suñu bopp sax ñun ñoo koy nësaxal occasion la nag ñu gën a ñaax ñeneen ñi ngir rek ñu mën a jël seen matuwaay ndax tamit bu ndox ñàkkee suñu dund dafay nekk en danger de. En danger. dañuy descendre foofee ca Diamniadio ñëw rek ci bilan bi nga xamante ne ñi amuloon bi la forum ñu ngi koy tiira rek gannaaw ñaari fan yoo xamante ne ñu ngi ci activité yu am solo ngir am li ci gën a leer dañuy teewlu ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Sène moom nag mooy secrétaire exécutif bi juróom-ñeenteelu forum mondial de l'eau ci micro Abdou Diouf Diagne. dalal fi itam ay président institution yoo xam ne bitim réew lañ jógee muy banque mondiale muy UNICEF muy yeneen kuréel yoo xam ne ñoom ñëpp dañu uyu ci Sénégal jàppale si ñu pour que forum bi nekk loo xam ne lu ñuy mën di fàttaliku ëllëg ak si biir la waaye luy am njëriñ amal njëriñ Sénégal amal njëriñ Afrique waaye amal njëriñ itam àddina si yépp ñëpp xam nañu taxawaayu Sénégal ci wàllu ndox ci biir réew mi waaye ci bitim réew loolu nag forum bi dana ko fësal waaye forum bi itam danañu may ñu waxtaan ak suñuy naataango waxtaan ak suñuy partenaire seet naka la ñuy boolee suñuy xel suñuy mébét suñu am-am ngir fexe fépp foo xam ne nit a nga fa nga yittewoo ndox ñu mën a fexe ndox moomu nga jot ci anam yi gën a sell. waaw buñ ci noppee nag dañuy desandi wala sax dañuy dem fekkiwaat ki nga xamante ne Habib Faye mu bokk ci ndaw yi nga xamante ne ñoo ñu teewal foofu ca Diamniadio rek ci juróom-ñeenteelu forum mondial de l'eau mu ñëwaat rek ci li gën a fës ci ñetteelu bés bi Habib gannaaw bu ma la nuyoo ba noppi rek lan la ñu mën a jàpp foofu ci bésub tey ji. maa ngi lay nuyu bu baax a baax ñetteeli bëccëg bu 9e forum mondial de l'eau ci la ñu nekk nii ni ki tey commencé nañ li nga xam ne moo di travaux yi ci biir commission yi gannaaw ba ñu ko dooree ni ki démb tey nag dañ koy gën a mën a yaatal ndax bokk na ci programme yoo xamante ni dafa bëri ndax dafay lal ba 19h incha allah askan wi fas yéene ñoo waxtaanee ci lépp li nga xam ne jafe-jafe ndox yi la ndax ñi fi ñëw tey di ci waxtaan ci biir commission yi ak ay conférence bëri na fi. ci loolu tamit ni ñuy def dañuy doxantu ndànk dem ba ci stand groupe Futur Média ñoom aussi ñëw nañ fi ni ñuy liggéeyee fi nga xamante ni mooy ci 9e forum mondial de l'eau Thérèse Da Silva la ñu tasanteel moom ñu ngi koy nuyu d'abord. maa ngi lay fay Habib. Thérèse yow yaay. directrice partenariat marketing bu groupe Futur Média. effectivement tey ñu ñëw fas yéene waxtaane groupe Futur Média ndax gis nañ ne événement saa yu amee da ngeen di teew seen teewaay d'abord lan moo ko waral. suñu teewaay wax nga ko ñun événement bu mag boo xamante ne xew na ci Sénégal même si dans la sous-région ou dans le monde ñun suñu bébéb mooy di fa ne di présent ci genre événement bu mel ni le forum de l'eau depuis projet bi dañoo jege ci woon groupe Futur Média pour ñu mën a mettre en place benn partenariat accompagner leen ci communication avant événement et même ba événement bi yegsee ñu ngi fii nekk exposant à partenaire média. liggéey bi ni mu tëddee. liggéey bi ni mu tëddee mooy ñu ngi fii suñu stand chaque jour bu ñu seetaanee TFM dinañ gis journalu forum bi nga xam ne moom lañ jagleel forum bi chaque jour dafa am calendrier d'activité phare yoo xam ne ça tourne autour problématique u ndox bi ñi fa nekk ñun dañu koy couvrir diffuser ko au niveau de TFM mais yemuñu foofu ba pare même exposants yi tamit dañ leen mettre à leur disposition benn vitrine pour mën leen permettre ñu wax seen lu tax ñu teew ci forum de l'eau bi waxaale seen ay objectifs à réalisation yoo xamante ne ñu ngi ci may leen comme ni nga ko xamee TFM mooy miroir du Sénégal TFM nekk miroiru forum bi pour exposants yi. mu mel ni itam am na sax journal du forum bu ngeen initié. waaw moom mooy journal du forum bi moom la ñu initié di jàll tous les jours ci TFM
boo xamante ne moom la ñuy jàllale en collaboration ak organisation forum bi chaque jour activité boo xamante ne moom la ñuy mettre en avant et toujours comme j'ai dit c'est autour du problématique ndox bi. partenariat des ngeen koy décrocher fii am na rëcc. waaw Groupe Futurs Médias nag wax dëgg yàlla macha allah nit yi ngi ñëw ci stand bi xam nga ñun moom fu ñu nekk rek nit yi dañuy fekk ci parce que ñun tamit ñoom lañ fi nekkal donc nit yi ngi ñëw di visiter stand bi mais ñun yemuñu ci loolu tamit kese ñun tamit dañuy dem déplacer wu dem ci exposants yi wax leen ni ñu ngi fi wax leen lu tax ñu ne fi ba pare offrir leen plateforme GFM pour seen ay projets yoo xamante ne ñu ngi ci yu ñuy bëgg a def fii ci Sénégal mais comme ñun yemuñu Sénégal tamit ci sous-région bi donc ay partenariats yi waaj a ñëw ñu ngi koy gis yu intéressant en termes de contenu mais intéressant tamit pour les deux parties. ci fàttali mu mel ni support yëpp fi nekk. ñëpp a ngi fi ñu Groupe Futurs Médias comme ni nga ko xamee partenariat la avec le Groupe Futurs Médias donc TFM a ngi fi RFM a ngi fi ñoom tamit am nañ seen journalu forum IGFM site internet bi tamit mu ngi fi le journal L'Observateur tamit mu ngi fi mais yemuñu foofu kese ñu ngi digital bi équipe digitale bi tamit mu ngi fi ndaxte bu ñu paree si les temps forts ateliers échanger ak yëpp on a aussi les à côté les extras on a beaucoup d'activités culturelles et ludiques boo xamante ne moom mooy nekk autour du forum bi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax noonu la ñuy def ñu mën ko tëj fàttali leen itam forum bi jamono ji ñeenti priorité mooy li nga xamante nit lal na ko ci kaw loolu projet yi ñu fi gën a mën a nemmeeku toll na ci 3 projet yoo xam ne amagum na ci biir forum bi. ak lu toll ci 30 000 participants yoo xamante ni jóge nañ fépp ci àdduna wërngal këpp ñëw gën ko mën a teewee loolu waral na itam dinañ gën a mën a continuer duggaat ci biir stand yi waaye itam dinañ dem ci yeneen hall yi xool naka nan lañ fay liggéeyee ndax tamit liggéey bi door na dikki démb ëllëg ñu def li nga xam ne moom mooy restitution travaux yi nga xamante ne door nañ ko ci ñaari fan yi. Habib Faye di la jaajëfal yéen ak équipe bu groupe Futurs Médias ñu fa teew yëpp di leen di rafetlu liggéey bi nga xamante ne yéen a ngi koy amal jamono ji dañuy desandeek mbiru ndox waaye dañuy dem ba ci diwaanu Saloum foofee nag association bi nga xamante ne moo ëmb ñi nga xam ne ñoo ay conducteurs de forage ñoo doon amal seen assemblée générale dañ ci prox ndolu nag ngir ñaawlu ni nga xamante ne noonu la ñuy saytu wàllu ndox ci àdduna bi ñu gis ne rek faw ñu gën ci taxaw bu baax a baax bu ko moyul fii ak at yu yees askan wi dinañ ci gën a am jafe-jafe moo tax ki nga xamante ne mooy Pape Mbaye Diaw ak Faly Gueye ñëw def ci ab njàngat. fédération nationale conducteur forage yu Sénégal di naqarlu ni nga xamante ni noonu ni gérer ndox mi ci àll bi buñ sukkandikoo ci Cheikh Wagne mi nekk président fédération bi privatisation ndox mi doon na loo xamante ni dafa indil ay jafe-jafe askan wi. privatisation bi waaw parce que tamit nag ñun conducteurs yi ñun ñoo nekkoon ñu njëkk a tàccu bi ñu état ne dafay réformer parce que ku nekk ci dara aussi yaakaar nga bëgg nga mu évoluer et puis xam nañu jafe-jafe yi am ci ndox mi mais nag ni nga xam ne aussi moom la état wax dëgg yàlla tëralee réforme bi nga xam ne dugalu ci les véritables acteurs ba ñu réfléchir ci wax dëgg yàlla waxtaan woowu moo xawoon a des. 2000 agents yi nga xamante ni nag ñoom ñooy gérer forage kenn amu ci contrat bu baax te ñoom seen payor gi dara baaxu ci buñ sukkandikoo ba léegi ci fédération nationale conducteurs yi Cheikh Wagne mi nekk président bi di ko naqarlu. bu ñu nekkee benn corporation li gënoon mooy ñu harmoniser les salaires ba nga xam mais da ngay dem dans une zone wax dëgg yàlla la fa am xel sax warul mën a nangu ni nit dina liggéey ba weer dee ngay nekk ci condition yooyu. am aussi ay contrat yoo xam ne dafay nekk en bon et due forme. fédération nationale conducteur forage yu Sénégal yi di woo nguuru Sénégal mu gën a xoolaat qualité ndox bi nga xamante ni mooy génnee ci forage yi. Pape Mbaye Diaw ñu wax ci leneen rawatina lu aju ci mbiru francophonie ak nees def ngir lépp lu aju ci wàllu cosaan ak aada gën a am jëmm fii ci réew mi loole tax nag ñu tabax ab kër koo xamante ne makkaan bu am solo la ca diwaanu Foundiougne daloon nañ ko nag mun loo xamante ne ñëpp a koy rafetlu ndax dina may ñëpp ñoo xam ne ñu ngi liggéey di gëstu ci wàllu culture ñu am taxawaay bu mucc ayib rawatina ñi nga xamante ne ñoo gën a fett ndaw Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey teewe woon nañ ko.
maison de la culture et de la francophonie bi nag ci xolu Foundiougne la ñu ko tabax projet la boo xam ne président du conseil d'administration du musée des civilisations noires moom moo ko tëgg fexe ba mu am Abdoulaye Racine Senghor nag di wax ne tànn gi ñu tànn Foundiougne du hasard. waaw li ko waral mooy delloo njukkal suñu aada ak suñu cosaan delloo njukkal tamit làkk yi nga xam ne ñoom la ñuy làkk beneen bi mooy Foundiougne dafa nekk dëkk cosaan nekk dëkk boo xam ne ay borom xam-xam jaar nañ fi yu bëree bëri am dëkk boo xam ne ay nitu diine jaar nañu fi ñi fi jaar di produire di bind wala ñuy créer wala ñuy jouer ay pièces de théâtre bari nañu lool bu ñu waxee culture dañu bëgg ñiy bind ñii def patrimoine ñu am ci seen wàll. secrétaire général bu gouvernement bi Abdou Latif Coulibaly di rafetlu projet bu ni mel ndaxte nee na day wane ni politique publique yi yamale wuñ ko rek ci capitale bi Dakar ki nga xam ne moom mooy itam directeur de cabinet bu ministre de la culture di wax ni itam maison de la culture bi ñu tabax ci Foundiougne espace la boo xam ne ñëpp mën nañ faa dajale di sottantey xalaat. Une maison de la culture et de la francophonie dans une ville de l'intérieur du pays et singulièrement à Foundiougne répond à une des préoccupations du chef de l'État. Cette initiative participe de la politique qu'il a définie et qu'il conduit avec dextérité, laquelle politique se préoccupe de ne laisser en rade aucune parcelle du territoire. J'invite les Foundiougniois et l'ensemble du département de Foundiougne, mais au-delà, les Sénégalais, à s'approprier et à entretenir cet excellent outil de promotion de l'action culturelle. Les acteurs scolaires que vous êtes et culturels, les slameurs, les rappeurs, tout le monde, les autorités administratives et coutumières, les partenaires à soutenir cette belle maison de la culture et de la francophonie boobu sax ñu tabax ci Foundiougne nee ñu ubbil nañu ko ñëpp. Abdoulaye Racine Senghor mi taxawal projet bu ni mel moom moo ko xamle. Je l'ai dit hier à l'imam que cet espace est également ouvert à tous les enfants et aux talibés. Il faut qu'ils viennent ici lire comme les autres, jouer comme les autres, apprendre à mettre la main à la pâte comme les autres. ci atu 2023 nag ne ñu ko moyul Sénégal daañu fi amal ndaje mu njëkk mi nga xam ne moom le réseau international des maisons de la francophonie di amal ab réseau la boo xam ne nag biñ ko taxawalee ci àdduna si daanaka ci ñaari at lay tollu. Aminata Goudiaby dañu lay fekk Foundiougne ànd utali fi nga xamante ne mooy Ziguinchor foofee nag jàngalekat yi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllu politique te bokk ci Pastef nee nañ nag noppi nañ léegi ngir képp ku tuddati seen leader di Ousmane Sonko ñu jëflanteek ak yow loolu nag fësal nañ ko ci ab ndaje bu ñu amaloon foofu sa diwaanu Ziguinchor ngir am li ci gën a leer dañ ci teewlu Boubacar Diassi ànd ceeg Lamine Mandiang. Pour signifier askan wi. kaddu yi ñaaw yi nga xamante ni bés bu nekk bu ñu yeewoo rek loolu la ñuy dëgg bés bu nekk rek à longueur de journée loolu la ñuy dëgg loolu wargar la pour ñun ñu leeral ko te prétexte la aussi pour ñun en tant que enseignant en tant que responsable ñu xool yan saafara lañ mën a indi par rapport yeneen actes yi nga xamante ni c'est antidémocratique ñu ñuy gis ci landerneau politique. C'est que terrain enjeu politique landerneau politique bi dafa am ay jeu on n'est pas dans ci jungle li nga xamante ni la raison du plus fort mooy régner fii texte yi ñooy régner droit bi mooy régner respect bi mooy régner te loolu noonu képp nga xamante ni bëggoo ko respecter à notre égard nous aussi on est prêt à ne pas le respecter à votre égard. nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar le seul tort bi nga xamante ne loolu la ñuy blâmer président Sonko mooy dafa jub dafa nekk kenn nga xamante ne muy dox ci dëgg dafa nekk ki nga xamante ne comme yaa mu ngi dox ci dëgg dafa am population ñu koy soutenir léegi looloo leen tiital. élément politique boobu daal lañ koy jeexale laata ñuy dugg ci wàllu sport tàggat yaram dalal Cheikh Tidiane Diaw gannaaw ba ma la nuyoo ana lan moo gën a fës tey ci wàllu sport. maa ngi lay fay Ibou di nuyu téléspectateurs yi ñu tàmbalee ko wàllu football ak équipe nationale bu Sénégal gaynde yi jamono ji ñu ngi ci yoon bi di wutali Égypte ginnaaw ñaari fan yi nga xamee ne amal nañu ko préparation foofu ca Maroc Marrakech entraîné nañu nag tey jii ci suba laata ñuy jël avion bi ak ci démb tamit dañuy dellu ci séance entraînement bu démb bi ak Cheikh Sadibou Diarra. def lu ñu mën ngir dem ci mondial Qatar 2022 benn kàddu boobu mooy jib ci biir gaynde yu Sénégal yi ñoom ñëpp ànd ak farlu. xale yi comme ni ma la ko waxee également aussi sànq ñoom ñëpp am na ñu nga xam ne tey seen bébét yëpp mooy dem coupe du monde pour une fois au moins ñenn ñi demoon nañu 2018 bu fa dem également aussi donc mu nekk lu nga xam ne ñoom ñëpp dañu am envie boobu pour dem coupe du monde donc ci wàññee boobu ñu nekk nii xam nañ xale yi xam nañ leen di xaar xam nañ ne également match bi du yomb
mais jàpp nañu yàlla muy ndam bu soobee yàlla. ginnaaw bi ñu jëlee raaya Afrique bi gaynde yi am yéene wane na bëgguñu yam foofu. on est champion d'Afrique vivre nañ ko moment yi passé mais tey bu fekkee robe bu ñu sol également dañ ko sumi pour vraiment teg ko de côté pour vraiment ñu xalaat effectivement ci ñaari match yi nga jëm nga xam ne moo ñu yóbbu coupe du monde ñu am ci yaakaar di ci préparé wu te xale coupe du monde bi également échéance la bu ñun également aussi ambition la pour le Sénégal également à durer pour une deuxième fois. Donc effectivement comme ni ma ko waxee aujourd'hui la coupe du monde la coupe d'Afrique est derrière nous ñu ngi suñu kanam actuellement fini pour la coupe du monde et waajaay boobu ci lañ nekk nii am ci yaakaar ne effectivement que yàlla ñu defal jàmm effectivement ñu defaat coupe du monde comme 2018. équipe nationale bu Sénégal mu ngi amal wàccaayam ca Marrakech nekk ci biir Maroc ajjuma ci kanamu lu ëpp 64 000 spectateurs ci stade bu Caire dinañ laale ak Égypte barrage aller bi nga xam ni faaw ñu am ci taxawaay bu baax. ngir amal qualification ci mondial bi nga xam ni dina indi juróom-ñaari milliards francs CFA. Cheikh Tidiane Diaw mu mel ni lu aju ci préliminaire wala sax éliminatoire Coupe d'Afrique 2023 tey lañ koy sub. waaw surtout préliminaire yi ndaxte équipe yi nga xamee ni dañoo suufee trop ci classement FIFA bi ñoom ñoo koy joué bokk na ci Gambie donte ay quart de finaliste lañu woon ci CAN 2023 bi ba Cameroun éliminé leen sax ñoom Gambie bokk nañ ci jongante yi nga xam ne dinañu am tey dañuy fekk ji Niger waaye match bi ña nga koy amale fële ca Cameroun. donc muy affiche bu am solo di dox ci diggante Gambie Niger ak Gambie ñu wax ci championnat Sénégal ak 14e journée bi Ibou tey lañ koy jeexal ak derby de la banlieue bi nga xam ne dafa naroon dafay am ci diggante Guédiawaye FC ak AS Pikine ñu naroon ko jouer fële ci stade Maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio waaye forum ba fa am tax ñu dàq ko ba jongante boobu dina am su 16h30 jotee fële ca Amadou Barry dañuy wax ci wàllub savate boxe française fële ca Ndar foofu nag ña ngi fay waajal championnat du monde savate nga xamee ni ña ngi koy amal Serbie ci mois de septembre bi ñu dëkkmal foofu nag section savate bu université Gaston Berger ñoo organisé ab tournoi tuddee ko coupe rectorat liñ ci jublu mooy fexe ba préparer combattants yi ngir ñu am compétition ak tamit def promotion discipline bi dañ ci teewlu Mbaye Ndiaye président bu savate boxe française section UGB ci micro Ousseynou Diop. ñun ñu ngi amal lii parce que dafa nekk loo xam ne dafa am solo ci di promouvoir loo xam ne mooy boxe savate française au niveau local mooy au niveau de la zone nord et aussi au niveau national parce que boxe française dafa nekk ci arts martiaux yoo xam ne day jàngal nit ki mooy koo xam ne da koy pratiquer da lay jàngal éthique da lay jox éducation da lay jox aussi élégance mooy ci li ngay def loolu moo tax ñun ñu organiser tey mooy événement bi pour aussi waajal compétition yoo xam ne dañoo war a am au niveau de l'Afrique te ñu war kaa organiser au mois de mai fee ci Guinée-Bissau et aussi yoo les championnats du monde ñu war kaa organiser ca Serbie au mois de septembre parce que ni nga ko mën nga waxee rek mooy savate boxe française mooy côté sport bi ci santé bi am na solo mais ci beneen côté bi mooy côté cohésion côté éducation côté éthique côté esthétique aussi dafa am solo xam naa looloo tax aussi ñi koy choisir ñëpp di ko def. bi yoon nag wàllu tennis la ñuy waxtaane mu am mel ni am na dogal bu bett ñu bëri benn vraiment champion du monde jël te ñu ràññee ko woon bu baax a baax ci discipline. voilà muy Ashley Barty nekk jamono ji numéro 1 mondial ci classement ATP moom nag moo jël ndogal dakkal carrière am ci ba mu amee ñaar fukki at ak juróom 25 ans di âge boo xamee ne sportif bu ko am day nekk ci digg dooleem waaye moom. foofu la jëlee ndogal ni day arrêté carrière am ginnaaw ba mu gagné tournoi yëpp yi nga xam ne dañ koy organiser ci wàllu tennis dañuy dellu ci parcours am ak Mamadou Ndiaye. wan gannaaw sport bii nga xamante ni ràññeeku na ci lool daal di koy teg ci suuf moom Barty mi nga xamante ni jël na tournoi yi gën a mag ci sport boobu di tennis di tournoi bu Grand Chelem Roland Garros Wimbledon ak Open bu Australie Barty jàpp na ni fi mu ne nii sport boobu daf ko war a teg ci suuf daal di koy wan gannaaw moom joueuse bi nga xamante ni tamit rêve am moo mës a nekk mooy jiitu nekk ku ñu gën a ràññee ci sport bii di tennis waaye bu ñu fàttalikoo genre décision yu ni mel moom mus na indi jiixi jaaxa ci carrière am bu ñu fàttalikoo ci atum 2014 boobu junior la woon nekk koo xamante ni ku ràññeeku lool ci sport bi amoon ci taxawaay daf ko daal di wonoon ginnaaw daal di dem découvrir beneen sport muy cricket gannaaw ba yi tamit la daal di ñëwaat am ci taxawaay bu am solo fi mu ne nii nag won na ko ginnaaw
daal di teg sport bii di tennis gannaaw ba mu jëlee tournoi yi gën a mag di Grand Chelem, Roland Garros, Wimbledon ak Open bu Australie. jërëjëf Mamadou Ndiaye Ibou Diouf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. waaw ñuy xaarandi rek xëy na mu soppi doxalin ndax ku ñu ràññee la vraiment ci wàllu tennis ci àdduna bi. mën na nekk parce que 25 ans ci sa digg doole nga dem ba amatoo motivation. jël na décision ni day arrêté mais peut-être mën nañ toogaat fii ak benn at ñaari at. mu sentiraat fièvre bi flamme bi ni day dellu si waat comme ni ko Mamadou Ndiaye waxee c'est pas la première fois mu koy def ba mu nekkee amee 14 ans ñëpp jàppe woon ko espoir bu gën a mag ci wàllu tennis dafa demoon ni day arrêté ngir découvrir la vraie vie d'une adolescente. mu def loolu dellu si ñëw gagné lépp lu ñu mën a teg ci wàllu tennis. mu dem tamit bàyyi na fi day defi cricket dellu si waat moo ñuy njort ni tamit que mën na nekk suñu demee fii ak ay at mu dellu si waat. waaw jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw ñu yegsi ci ponk bi mujjee ci xibaar yi muy li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ndaw si moom salon de massage bii di Sweet Beauty li leer moo di ba mu ñibbee démb soxla woon na massage ubbi l'Observateur moom Ndeye Khady Ndiaye yéenekaay bi nee nañu def na ci bureau doyen des juges Omar Maham Diallo juróom-ñetti waxtu yu tojul minute 10 heures ci yor gi ci la duggoon tribunal 18 heures la fa génn ba ko doyen des juges bi doon entendre ñaari avocat ñoo ngi toogoon premier substitut bu procureur de la république bi mi ngi toogoon li ñu koy toppee moom Ndeye Khady Ndiaye moo di tuumay woote ak mbon si wala ay image yu waroog jikko ju baax ak complicité ci wàllu viol ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko ko nañu téye nañu ko démb ci yoon moom Ndeye Khady Ndiaye juróom-ñetti waxtuy lëm waaye fa mu taxawoon fa la taxaw ba léegi seetal na Ousmane Sonko ci tuumay viol gi ñu koy jiiñ wax na feet ay mbir yu rëy dem na ba wax juge bi ay turi personnalité yu nekk ci réew mi yu ko proposé woon ay millions ngir mu taqal Ousmane Sonko beneen xale bu jigéen bi ne woon ca salon de massage baak Adji Sarr journalisé ko mi ngi ñuy xamal ne moom it yoon dina ko convoqué ngir déglu ko jëkkëri Ndeye Khady Ndiaye moom tey ji ci àllarba ji ci lañu ko woolu ca tribunal source waa nañoo talaatay ndeer dëgg la Ndeye Khady Ndiaye dund démb ci talaata ji ca tribunalum Dakar ne 10 heures ci yor ba 6 heures ci ngoon ma nga woon toog ca kanamu juge ba di tontu ay laaj ñetti avocat ne woon ca wetam doon ko taxaw bokk ci ñoom maître Ibrahima Mbeng ginnaaw Ndeye Khady Ndiaye ak yoon nañuy wax ci meneen ndey mu di Ndeye Fatima Dione mi ne woon Miss Sénégal 2020 coow li mu fi yëkkati woon ba doon wax ne dañu ko violé woon ba mu jële ci ab ëmb l'Observateur ne nañu waa DIC di division investigation criminelle pare nañu enquête ba ñu ci doon def ba def seenub rapport ñi ñuy tudd ci mbir mi mu di Aminata Badiane présidente comité d'organisation bu Miss Sénégal Mamiko bu Femme Chic Alberta Diatta Miss Sénégal 2019 Seydina Camara bu comité d'organisation bi Pape Faye bu comité d'organisation bi ba ci ndey mbili ji di Fatima Dione ku ca nekk ba nga demee ca brigade des mœurs la nga fa wax l'Observateur xëy nañu ko wax Ndeye Fatima Dione nee na ci ab gynécologue am ci la xamee ne dañu ko violé fa la xamee ne dafa ëmb libération nañu Fatima Dione Miss Sénégal 2020 ay waxam jaratu duma sa doom ndax ñii di enquêteurs yi ginnaaw ñetti weer yu ñu nekk ci fii di ci enquête la ñu ci conclure tënkee ko ca moo di waxi viol yi moom ci jëmi boppam moo ko inventel boppam témoignage yi Alberta Diatta def ca police ak li vidéosurveillance yu hôtel Radisson bu jëm ñaajo wane dañoo weddi waxi Fatima Dione libération nañu moom Fatima Dione ba mu ne police yi dinaa leen indil sama certificat d'accouchement ak acte de naissance bu sama doom ca la ko police yi gëj a déggee braquage gi ñu dégg démb ca Casamance yéenekaay yu bëri xëye nañu ko enquête yéenekaay bind ne banditisme gi dellu si na ca Casamance rebelle yi ginnaaw bi ñu leen xañee trafic de bois bi xañ leen mbayum yamba dafa mel ni léegi leen rek leen dese mu di dogale nit ñi di leen baraake démb rek dund nañu braquage bu bees ca boori Bignona ba ñu bëri jële ci ay gaañu-gaañu ci ñooñee ci jëlee gaañu-gaañu yéenekaay bi nee nañu rappeur bii di Kilifeu ci la bokk léegi ko ne ko moom la Kilifeu ak lenn ci ak njabootam gu mu àndaloon chauffeur bi doon dawal seen wota ba mi ngi nettali ci yéenekaay bi ni ñu leen baraake ñu baraake dem ci la témoin mi ñu xamal ne Ndakaaru mi ngi sedd guyu ndax waxi ndox ak forum mondial de l'eau bi ñu fay amal Casamance moom tàng jër ndax fitna ju fa am kilifa yu bari ci àdduna bi ñoo ngi daje ci Ndakaaru di waxtaane wàllu ndox ci jamono jooju fital yaa ngay tàkk ca Casamance journal bi xibaar ñu ne soldaar yi Sénégal yi nangu nañu base yi Salif Sadio yoroon ca nord bu Sindia faat nañu it lim bu takku ci fipp yi enquête dina kay nañu waa DIRPA nee nañu l'armée bu Sénégal nangu na juróom-ñetti base yoo xam ne Salif Sadio ak i gaayam ñoo ko yoroon journal bés bi le jour moom xëy gàttal wax ji li mu bind ci xëtamu njëkk moo di armée bi rasé na lépp faat na fipp yu bari ñu bari ci fipp it daw nañu wëqet. Mamadou Mohamed Ndiaye cant ngërëm ñeena la yéen tamit nag noonu ci teewlu beeg safo bi dañuy dem rek wala sax jëbal Pape Cheikh leng yi mu doxal bi ci kanam Pape Cheikh. Ibu ngojoojo maa joojo joko njal a paax joko njal on dik rek ñu ngi lay gërëm bu baax Ibu jërëjëf merci gërëm itam rédaction bu télévision Futurs Médias